bu baax a baax di rafetlu ànd bi ci waxtu bi ak TFM ñu ñëw rek ni ñu koy defee saa su nekk ci bés bi xool tolluwaayu li nga xam ne mooy feebar bi ak xeex bi ci Sénégal ci kanam du ñàkk ñu demaat ci ministère de la santé fekki fa ñi nga xamante ne ñooy waa département boobu ñu xool lan la ñuy indil tey ci bés bi du ñàkk it ci kanam ñu ànd ak waxtaan bi ki nga xamante ni moo di Moubarak Lo nekk directeur général bu bureau de prospective économique du Sénégal ci gannaaw point bi lay doon ñu waxtaan ak moom bu ko defee it tey ñu fekki fa Pape Fara ñi mi nga xam ni moo fa nekk jamono ji Pape maa ngi lay nuyu xam naa ni nañ koy waxee rek yéen ñëpp yéen a ngi jamono ji di teewlu di xaar waaye li ñu mën a jàppagum mooy amagum nañu note bu génn démb di wax ne rek Sénégal am na 13e décès. jërëjëf Aram maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média ni nga ko waxee noonu la fi mu ne nag ñu ngi taaxirlu ndax nag léegi rendez-vous la boo xam ne bu am solo la sénégalais yëpp ñu ngi déglu ndax nag sunu dund moom moo ci tënku looloo waral mooy yëpp ñu def ko ci ngir rek informer foo mën a nekk nga xam lan moo fi xew ñu jàngatal leen li nga xam ne moo nekk chiffres yi def ay comparaison daal di gis fu mbas mi toll rek ñu mun leen ko wax loolu nag jamono ji wax nga ko am nañ fukk ak ñetteelu nit boo xam ne ñàkk na bakkanam loolu nag da koy wone li kaay di gën a bëri ndax léegi ñu jege 1000 ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kër docteur yi cas grave yi day gën a bëri démb dem nañ ca Rëbës gis nga xale bu góor boobu nga xam ne moo fa ñàkk bakkanam fanweeri at ak juróom-ñaar la amoon yeneen pathologie ki nga xam ne nag génn àdduna juróom-ñeent fukki at ak ñeent la am moom tamit bi ñu ko xoolee saytu xam ne am na doomu jàngoro ji kon xam nga dinañ ci jël matuwaay mais fi ñu toll nii tamit wax ji li nga xam ne moom moo pollué maanaam jamono ji environnement bi moom moo nekk Covid organique bi gis nga fan yëpp reportage yi ñu ci def chercheurs yi ñu ciy waxal ñu bëri ñi nga xam ne borom xam-xam wax nañ ceeg ñoom yaakaar naa ne protocole bi ñëw na ci ministre bi fi mu ne ci test clinique yi essayé la ñuy nekk di ko def suñ ci paree nag dinañ xool fi ñu koy dugal mais ñun ni ñu gisee professeurs yi ñi ñu waxtaanal ñëpp dem professeur Mamadou Diallo Ndeye Fatou Kane di ab jeune docteur boo xam ne Nairobi la def 3 ans et demi ci wàllu artémisia afra ak yeneen artémisia ci la dem def ñoom jàpp nañ ne artémisia bi suñ ko jëfandikoo nga xam ne 12 molécules la am yii dañuy rey wàllu sibiru yii rey li nga xam ne moo nekk virus yeneen yi ay bactéries coliques lay rey yaakaar na ne mun na nekk remède bi loolu nag fi mu toll nii loolu la ñuy suivre bu baax xool fi mu toll ndax sénégalais yi jamono ji ñëpp tëju nañ tëj marché yi def yëpp li leen di faj la ñuy xool aram ci kanam tuuti bu ministre bi waxee ba pare wala porte parole wala ki nga xam directrice de la santé dinañ ñëw jàngat li nga xam ne moo fi gën a fës. alors yaa ngi koy wax sànq si li nga xamante ne rek moo di remède boobu noonu nga xam ni ñëpp am nañ ci yaakaar waaye naam remède am na solo waaye à côté it bu ñu fexewul dakkal li nga xamante ne mooy chaîne propagation bi du yomb ndax saa su nekk ñuy faral di wax waaye du tere boo génnee yow sax si mbedd bi di nga ci rendre compte ne am na ba tey ñoo xamante ne nii gëmuñu noonu feebar bi wala it amuñu yaakaar ne war na mën a jafe ci ñoom ndax saa su nekk rek ci li ñuy communiquer li ñuy dégg moo di de ñi nga xamante ne ñoo ñàkk seen bakkan amoon nañu yeneen i feebar yoo xamante ne moo leen sonaloo. dëgg la Aram olof yàgg nay wax fagaroo gën faju mieux vaut prévenir que guérir yaakaar naa ne foofu loolu moo gën a wóor garab gi gën a wóor mooy fagu parce que loo xam ne amagul traitement boo xam ne homologué nañ ko amagul sérum amagul vaccin boo xam ne moom lañ jox ngir nga prévention loolu tamit ñu jël faju parce que xam nga lan moo ci gën a nekk danger bi ba fee yi demee ay junni kër docteur moo ko dul àttan ñeneen junni dem wàllante boobu bu ko defee doo mun a protéger say mag ñi am feebar doo leen mun a protéger moo tax li ñu doon wax immunité collective boobu wóorul parce que man mi xaw ma lan moo nekk ci man affaire bi dal ma maara day taale mun na yokk jàngoro ji tamit daal lay faagaagal kon daal nañu fagaru faju bañ gis traitement bi ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi nekk fi ci réew mi ñu ngi ciy gëstu di ci xool li ñu gën a mën a wax xam nga ne njiitu réew yëpp daal di tëj seen i frontière ñu ne marché yi tel jour ak tel jour lañ koy ubbi boobu ba léegi weeru koor xam nga nuñ ko dem dundee kenn mënatu la naafili kenn mënatu la julli catholique yi mënatu ñoo dem mees aj màkka bi mu ngi noonu umra ak lépp wax dëgg yàlla nañu fagaru lii teel fay jóg te aram nag am nañ yaakaar ak port masque yi ak tamit yenn yi nga xam ne ñu ngi koy def fii ak 2 semaines 3 semaines affaire yi yaakaar nañ mu wàññee ko waaye ñi nga xam ne ay récalcitrant lañ leen tuddee wax dëgg yàlla bu kenn di gas keneen di suul dara du mën a am na ci ñëpp jàpp rek bu ko defee mu teel fee jógee ñu daal delluwaat suñu yitte
waaw wax nga leen léegi lu am solo moo di ne ñëpp a ngi jéem waaye am na si ñoo xamante ne ñu ngi certes ci ay jafe-jafe ndax li nga xamante ne mooy mesures yi ñu jël yow sa wàllu bopp Pape koor gi de tudd nga ko insister maa ngi naan xanaa taxaw gi foofu noonu moo tàmbalee doy waat ci yow. non Aram xam nga booy liggéey yaakaar naa ne koor gi du xaw a métti te koor gi ñii di pël yeeg joolaa yi première semaine yi la leen di sonal rek waaye ñun séeréer yi xam nga nous sommes très résistants dañu yàgg dugg ci tool yi xam nga di bay ak def li nu mel mais koor moom jaamu yàlla la ñun fi ñu toll nii mbas mi de wax dëgg yàlla moo gën a yóbbu suñu fit nii koor gi waaye di ci ñaanaale rek di ci profité ci weer wi nga xam ne weer wu sell la borom bi incha allah balaa moo jeex mu ànd ak mbas mi yóbbaale ko kon loolu yaakaar naa nekk na lu am solo mais Aram daa mel ni yow mi yaa ma gën a ragal koor ndax depuis koor gi ba léegi kenn séenatu la info soir bëccëg bi ngay ñëw dem teel a tëdd noppalu. non dañ koy def matin comme bu ma nee lañ ko changé def ko léegi matin d'info alors Pape booy waxtaan ak ministère rek dimbali ñu bul fàtte ay butéel bu fekkee Covid organisme dañ koy joxe waaw waa groupe Futur Média ñu am it ci remède bi ndax dina baax it ñu am suñu réserve di xaar moo gën a wóor. non wax na dëgg Covid organique bi moom xam naa bu génnee fii il faut que moom ñu teel cee jël sunu wàll daal di ñëw parce que nag balaa ñëw mën a jox nit ñi xibaar faaw ñu daal di ñun tamit daal di taxaw mais démb ñi nga xam ne laaj naa ne Aram nee nañ c'est préventif et c'est curatif kon am nañ ci yaakaar bu baax a baax ñu ngi koy gëstu tey boo dégloo tamit professeurs yi ku mel ne professeur Mamadou Diallo mi wax professeur Daouda Ndiaye ñoom jàpp nañ ne am na yaqin te xam nga ne nit ñi ay professeur lañ nee na depuis 2008 moom professeur Mamadou Diallo moom mu ngi ci mbir mi di ko testé di ko def moom ak njabootam ñu ngi koy naan ak ñeneen faju nañ ci yeneen maladie yoo xam ne yu bëri lañu te gis nañ ne buñ ko tasee te nee nañ Sénégal sax ñoom dépassé nañu période tisane fu ñu ko dem waxee parce que ñoom tasoon nañ moléculier def nañ daal di yëpp gin jàppale la ñu gën a soxla ñun suñu këru docteurs yi suñu chercheurs yi yaakaar naa buñ ci jógee état war na gën a xoolaat beneen taxawaay boo xam ne dinañ ko am parce que plante yi tamit suñ ko xoolee bu baax war nañ cee mën a am loo xam ne def nañ ko ci dosage yi moom docteur Ndeye Fatou Kane nee na ma même Chine bii ñuy wax ni ñoom faju nañ ci te amoon nañ ci résultat à 97% de guérison kon nag espoir ñu koy mën a am démb maa ngi ko tuddee la plante espoir de l'Afrique je crois que artémisia bi daal nañu xool bienfait mi ci nekk te ñoom jàpp nañ sax ne effet toxique ak effet yi ñuy wax noonu yu bëri yooyu toxicité boobu nee nañ amuñu ci parce que démb dañoo dem seen biir laboratoire immersion lañ fa def dem waxtaan ak ñoom bàyyiwuñu ñoom dara kon nag nañu dundee yaakaar rek xam ne mbir yi peut-être mu ngi ci kanam mais barrières yi rek mesure barrières yi moytu gi yi nga xam ne ñu ngi ko def ba léegi nañ ko gën a yokk Aram xam nga jógee dëkk ak dëkk dem ba beneen dëkk amuñu ko nga wàll ko plus de 66 personnes kooku bu fa duggul woon dëkk boobu du ko jot lim bi du gën a yokku te nag nekk na loo xam ne wax dëgg yàlla mu ngi noonu téye na àdduna ci loxoom. jërëjëf Pape Fara Gningue am na solo ci li nga xamante ne wax ne ko ñuy am yaakaar rek tey encore une fois li nga xamante ne moo di test yi dana gën a yaa ndax it nekk nañ ci période boo xam ni ni ñu ko waxee démb ak professeur Marie Fortes mi nga xamante ne ni moo nekk ci centre de traitement bu hôpital Dalal Jàmm di wax ne rek bu ñu deful naan ci semaine yi ñu jëm dinañ bëri trop ay cas ndax mi ngi naan mën na yegg sax ba ay 1000 loolu nag jar na bàyyi xel ndax nag encore une fois mu nekk loo xamante ne Sénégalais yi dinañ ci def effort fexe rek mu bañ a lor ñi nga xamante ne ñooy askan wi. dëgg la surtout mag ñi vraiment nañ leen préserver parce que ñoom duñu dem ñun ñooy génn ñooy ñëwaat dugg ci biir kër gi indi ko kon ku ci génnati ñëw balaa ngaa laal dara na nga raxasu boo raxasoo ba set doog a saafoonteeg sa njaboot wala nga dindi li nga xam ne moom say kon nañ dem ministère daal di dellu si ndax ñu ngi waaj a dugg. jërëjëf. alors du ñàkk ñu dem léegi fekki waa ministère de la santé ni mu ko doon waxee sànq rek ci point bés bi ñu xam encore une fois tey tolluwaay bi fan la ak it li nga xam ni rek jot nañ ko am ci ay guérison ndax it lu ñu mënta wax it mooy fan yi li ñuy gis mooy taux de guérison bi mi ngi gën a jëm kanam loolu it am na solo bokk na si it li nga xam ni nemmeeku nañ ko mu di transmission bi nga xam ni gaaw na lool di law ci askan bi ñu koy waxee transmission communautaire nit yi it di ci bàyyi xel ndax baax na ñu fexe moytu loolu nga xamante ni moo di feebar bi comme ni ko Pape Fara waxee léegi rek moytu moo gën a wóor ndax loo xamante ne nii xamoo naka la lay dalee dina baax nga bàyyi ci xel moo tax tey dañuy dem teeluwaat docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ci point bés bi. La santé et l'action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1027 tests réalisés,
59 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,74%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 51 contacts suivis par nos services. 8 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Pikine 1, Parcelles Assainies 2, Grand Yoff 1, Mariste 1, Rufisque 1, Yeumbeul 1 et Touba 1. 69 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Comme annoncé hier, le Sénégal a enregistré son 13e décès lié au Covid-19. Le mardi 5 mai 2020, il s'agit d'un homme âgé de 94 ans. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale prie pour le repos de son âme et présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, 1492 cas ont été déclarés positifs, dont 562 guéris, 13 décédés, 1 évacué et donc 916 sous traitement. La prise en charge extra-hospitalière a commencé et concerne toute personne testée positive au Covid-19, âgée de moins de 50 ans, ne souffrant d'aucune autre maladie chronique et ne présentant aucun signe de suspicion de la maladie à coronavirus. Cette prise en charge extra-hospitalière est assurée par un personnel médical et se déroule dans une structure d'hébergement aménagée à cet effet. Toute personne ne répondant pas aux critères énoncés ci-dessus est prise en charge dans les structures de santé dédiées. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Asalaamaaleykum askan wi ci bésu tey bii di alxames juróom-ñaari fan ci mois de mai 2020 jot nañu résultat virologique yi ma leen di bëgg a jottali ci junni ak ñaar fukk ak juróom-ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko juróom fukk ak juróom-ñeent bi ñu dellu see ànd nañu ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróom fukk ak benn moom la ñuy wax contact ni leen ko doon waxee bés bu nekk mooy ñi nga xamante ne ñu ngi leen di saytu te di leen topp ci bërëbu liggéeykaay yi juróom-ñett ci ñoom la ñuy wax cas communautaire yooyu nag ci bésu tey bii ñu ngi leen di fekk ci diggante Pikine am na benn Parcelles Assainies am na ñaar Grand Yoff am na benn Mariste am na benn Rufisque am na benn Yeumbeul am na benn ñooñu ñëpp nag ñu ngi fii ci Ndakaaru Touba am na benn juróom benn fukk ak juróom-ñeent malade yi nga xamante ne saytu nañ leen àndatu nag doomu jàngoro ji wër nañu juróom benn cas li ñuy wax cas grave ñu ngi tëdd ci l'hôpital principal ak ci l'hôpital Fann ci li ñuy wax service réanimation ni ngeen ko waxee démb te di ko doolee nakarlu suñ Sénégal gi amaat na beneen nit koo xam ne génn na àddina muy def mu tollu léegi ci ñu génn àddina ci fukk ak ñett ministère de la santé mu ngi koy jaar ak ay mbokkam ak askan wi te ji naan yàlla xare ko àjjana ci bésu tey bii ñu ngi toll ci junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ci cas yi nga xamante ne positif nañu mooy ànd nañu ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar wër nañu fukk ak ñett wàññeeku nañu mooy gaañu nañu benn delloo nañ ko réewam ñu toll léegi ci ñi nga xam ne ñu ngi tëdd ci lalu hôpital ñu leen di faj ci juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-benn comme ni leen ko waxee ci gaaw bi ñu génn ba léegi commencé nañ li nga xamante ne door nañu ko mooy ñi feebar am doomu jàngoro ji te seen yaram yëgul ne ñu ngi feebar moom la ñuy wax prise en charge extra hospitalière ñooñu nag foog ñu nekk ñi nga xamante ne amaguñu juróom fukki at te ci ñoom bi ñu leen seetee gisuñu si ñoom benn jàngoro boo xamante ne yàgg na mun na nekk diabète mun na nekk hypertension mun na nekk tension di wàcc
mu nekk insuffisance rénale mu nekk ko am jàngoro yi nga xamante ne moom moo nekk ci deret yépp jàngoro daal dinañ ko seet ci ñoom mais ñoom bu ñu toogee dañ naan yëguñu doomu jàngoro ji ne nekk na ci ñoom waaye bi ñu leen seetoo am nañ ko loolu nag dañ koy def tamit ci anam yu wóor du ñu nekkati hôpital waaye fi ñu leen di yóbbu day nekk foo xamante ne day mel ni daanaka hôpital personnel waa kër docteur yëpp dinañ fa nekk ñëpp dinañ fa nekk ñëpp ñoo xamante ne dañ jàpp ci faj bi te tamit fi ñu koy defee dañ koy def ba mu mel ni hôpital ni ñuy duggeek ni ñuy génneek ni ñuy defee lépp loo xamante ne war na ci ñu ngi ñaan képp koo xam ne bokkul ci li ñu wax nii xamal ne duñ la ko defal mais yaa ngi tëddaat ci laru hôpital yi ni ñu ko waxee woon ministère de la santé action sociale mu ngi dellu di ñaax askan wi di wax ne mbas maa ngi wal na ñëpp def ni ñu ko waxee woon ak tegtal yi lépp loo xamante ne bu ñu ko defee muy geste barrière feebar bi du leen dal mais itam même bu duggee ci dëkk bi ba ci bëri du wàllaate kenn ministère de la santé et de l'action sociale ñu ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam. maa ngi nag di leen yëgal ne waa ministère de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants ñëw nañ tey jii ci bërëb ministère de la santé ngir jàllale ay xibaar yu am solo seen secrétaire général bi ñuy wax monsieur Mame Gor Diouf moom moo ko nar a jàllale wasalaam. Merci Madame la Directrice Générale. Mesdames, Messieurs, je voudrais au nom de Madame Salimata Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, remercier et féliciter Monsieur le ministre de la Santé et tout le personnel médical pour les efforts considérables déployés pour faire face à la pandémie du Covid-19 au Sénégal. En son nom et au nom de ses collègues du gouvernement, surtout ceux en charge de l'intérieur, de la justice et de la santé, je viens présenter les premières mesures relatives au dispositif spécial de protection sociale des enfants en situation difficile que Monsieur le Président de la République a prescrit à Madame le ministre de dérouler sur l'ensemble du territoire national avec le soutien du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Cette directive a été édictée à l'issue du Conseil des ministres du 29 avril 2020. Comme vous le savez, dans le cadre de la riposte nationale face à la pandémie du Covid-19, la prise en charge des enfants en général, ceux en situation de risque plus particulièrement, a été articulée autour du projet de protection d'urgence avec l'objectif 0 enfant dans la rue. Projet mis en œuvre dans le cadre du secrétariat exécutif national de protection de l'enfant. Dans le cadre de ce projet, 3 actes majeurs ont été posés. C'est d'abord l'aménagement et l'équipement de centres d'accueil pour assurer la prise en charge d'urgence des enfants retirés de la rue ou exposés à des risques sanitaires ou sécuritaires. Deuxièmement, le développement d'un plan de communication autour des enjeux de la protection d'urgence des enfants, mais également, troisième élément, la promotion et l'appui au retour volontaire des enfants dans leur famille. Dans cette dynamique, à ce jour, un effectif de 2015 enfants âgés de 4 à 17 ans a été retiré de la rue, dont 205 ressortissants des pays de la sous-région. 1219 sont retournés en famille, notamment dans les régions de Diourbel, de Fatick, de Thiès, de Louga, de Kaffrine, de Kaolack, de Tambacounda, de Kolda. Ces résultats sont obtenus grâce à la collaboration multisectorielle des services centraux, notamment la direction de la promotion des droits et de la protection des enfants, la direction de l'éducation civile et de la protection sociale du ministère de la Justice,
la Direction générale d'administration territoriale du ministère de l'Intérieur, la Brigade des mineurs et tous les services concernés, mais aussi et surtout grâce à l'implication des autorités administratives, les gouverneurs et les préfets qui sont les présidents des comités départementaux de protection de l'enfant, à qui je renouvelle les encouragements de Madame le ministre et de ses collègues pour les nombreuses initiatives développées en termes de sensibilisation, d'encadrement des opérations sur le terrain, de facilitation des procédures de retour en famille des enfants. Cependant, au regard de l'ampleur du phénomène de l'errance des enfants et de la menace permanente de la pandémie qui n'épargne pas ces enfants, aujourd'hui, une cinquantaine d'enfants sont atteints par la maladie. Je disais qu'au regard de l'ampleur du phénomène et de la menace permanente de la pandémie, qui n'épargne pas les enfants, 50 enfants au moins sont aujourd'hui atteints et sont pris en charge dans les services. Certains sont guéris. Parmi ces enfants, il y a des bébés. Parmi ces enfants, il y a des enfants talibés, du Sénégal comme de la sous-région. Donc, au regard de cette situation, les résultats provisoires déjà obtenus sont bien en deçà des objectifs, avec deux constats majeurs. Premièrement, des enfants continuent à errer et à mendier dans les artères, les marchés, les espaces publics, sans aucune protection véritable et avec un risque grave de contracter la maladie ou de la propager. Ça et là, c'est le second constat. Des stratégies de pseudo-confinement des enfants sont déclarées sans le respect des exigences de santé et de sécurité des enfants, outre les difficultés liées à leur nourriture et entretien. Et manifestement, les adultes qui entretiennent ces situations semblent afficher une totale insensibilité à la souffrance des enfants dans le contexte de la crise sanitaire. C'est au regard de cette situation qui ne peut et ne doit point perdurer, au risque d'exposer ces enfants à la maladie, et au nom de Madame Salimata Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, de M. Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, de M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, de M. Malick Sall, ministre de la Justice, garde des Sceaux, que je lance officiellement le dispositif spécial de protection sociale des enfants en situation difficile. Ce dispositif a pour objectif de garantir la protection sécuritaire et sanitaire des enfants en situation de risque dans le contexte du Covid-19 et au-delà. À ce titre, les autorités administratives sont invitées à prendre les dispositions utiles pour mettre en œuvre dans leurs circonscriptions respectives et sans délai les 4 premières mesures ci-après. 1. Le retrait systématique, la mise à l'abri et la prise en charge d'urgence de tout enfant en situation de risque sécuritaire ou sanitaire trouvé dans la voie publique. 2. Le secours et le sauvetage de tous les enfants retenus dans les conditions pouvant mettre en péril leur santé et leur sécurité. 3.
l'organisation du retour systématique de tous les enfants retrouvés dans ces conditions à leurs familles respectives. 4. Le signalement de tous les enfants de nationalité étrangère en vue de leur protection avant leur rapatriement conformément à la loi. Dans un souci de cohérence avec les plans régionaux de lutte contre le Covid-19, un protocole de prise en charge sanitaire des enfants à retourner en famille sera établi entre la région de départ et la circonscription d'accueil. Le gouvernement, profondément attaché au principe de non-discrimination en matière de protection et à l'intérêt supérieur des enfants, reconnaît le rôle essentiel dévolu aux collectivités territoriales, aux leaders religieux et communautaires, à la société civile ainsi qu'aux partenaires dans le déploiement optimal du dispositif spécial de protection sociale des enfants en situation difficile. Aussi, un appel est lancé solennellement à tous ces acteurs pour un engagement collectif et une implication sans faille dans la réalisation de l'objectif 0 enfant dans la rue dans le contexte du Covid-19. Je vous remercie. Salaamaaleykum. Ginnaaw bi ñuy gërëmee madame la directrice générale dañuy ñëw tey ci turu soxna Ndeye Saly Diop Dieng muy jëril bi yore njaboot gi jigéen ñi ak kaaraange xale yi ñuy gërëm di sargal ministère de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ak ñuy yëngu yëpp ci wàllu santé docteurs yi ak personnel bi yëpp ci liggéey bu am solo bi ñuy def ngir aar Sénégal ci mbas mi di Covid-19. ci turu madame Ndeye Saly Diop Dieng ak tam ci turu nattaango jërinam ñi nga xam ne ñoo ci gouvernement bi rawatina ñi ki yore kaaraange biir réew mi ki yore wàllu yoon ak ki yore wér-gu-yaram ci seen tur laa ñëw fii tey ngir présenter fësal dogal yu njëkk yi am solo yi nga xam ne nii président de la république moo sant gouvernement bi ci njiital madame le ministre ci conseil des ministres ba bi ñu passé bu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci wàllu avril mu dig leen ñoom ñëpp ñu taxaw def kéem kattan defar taxawaay jël ay matukaay pour gën a aar xale yi nga xam ne dañ nekk ci situation yu difficile rawatina ci jamono mbas mii. comme ni ngeen ko xamee pour aar xale ci mbas mi ministère de la famille dafa lëkkaloo ak ministère yëngu ci wàllu xale yépp ñu tëgg benn programme tuddee ko 0 enfant dans la rue maanaam benn xale bu mu taxawal ci mbedd mi rawatina ci jamono mbas mii. programme boobu nag doxal nañ ko tënk ko ci ñetti ponk bu njëkk bi dañoo saytu ay béréb maanaam ay centre ay kuréel ci biir Dakar ci Sénégal yoo xam ne nii xale yi bu ñu leen jëlee ci mbedd bi wala ci ay anam yoo xam ne dëppoowul ak seen kaaraange ñu yóbbu leen fa defar leen ginnaaw ñuy fexe yóbbu leen ci seen njaboot. beneen ponk bi mooy ñu ñaax askan bi pour ñu aar xale yi téye leen ci kër yi pour aar leen ci mbas mi. bi ci mujj bu am solo mooy ñu ñaax tam ñi nekk ci xale yi muy waajur yi mais tam sëriñu daara yi ñu def kéem kattan gouvernement bi gunge leen pour xale ñu dellu leen ci seen waajur ndaxte ci jamono bii bërëb bi gën a wóor tey pour aar xale mooy ca biir njaboot ga ci papaam ak yaayam. ci loolu nag ginnaaw bi ñu dooree programme boobu 0 enfant dans la rue maanaam benn xale bu mu taxaw ci mbedd bi jamono mbas mii ci bisu tey am nañ lim bu toll ci 2 junni ak fukk ak juróom xale yoo xam ne seeni at toll na ci 4 ba fukki at ak juróom-ñaar gën na leen ci mbedd bi. ci biir xale yooyu 200 ak juróom ñu ngi jóge bitim réew ci dëkk yi nga xam ne nii ñoo wër Sénégal ci xale yooyu nag am na ñoo xam ne ay ndonga daara lañ
am na xale yoo xam ñu ngi ci mbedd bi nekkuñ ci benn daara am na xale yoo xam ni ñuy wax ay xale yu fàqmaan yoo xam am nañ jafe-jafe ak yoon ñoom ñëpp ñu ngi ci biir lim boobu ci lim boobu ñaari junni ak fukk ak juróom am na ci junni ak ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ñoo xam ne nii yóbbu nañ leen ba seeni waajur fii may wax ak yéen ay mission yu bëri ci biir Sénégal ñu ngi dox pour delloo xale yooyu di continuer ñi ñu yóbbu am na ñu jëm Diourbel am na ñu dem Fatick ñu dem Thiès ñu dem Louga ñu dem Kaffrine Kaolack Tambacounda Kolda maanaam Sénégal yépp fa la xale yi jëm comme nañ fa jógee résultat yooyu ñu am nag li tax mu sotti ba ñu agsi fii maanaam gouvernement bi dañu lëkkaloo taxaw temm service ministère de la famille ministère de la justice DSPS ministère de l'intérieur waa brigade des mineurs ñu ànd ko mairie yi ak société civile di ko doxal mais li gën a tax mu sotti mooy autorité administrative yi maanaam gouverneurs yi ak préfet yi taxaw nañ temm ñoom tam pour ñaax askan bi ci mbir moom ci biir xeexu Covid 19 mais également ñaax sëriñu daara yi ak ñi yore xale ci condition yooyu mais tam yombal nañu li nga xam ne nii mooy xale yi dellu seeni kër ndax yombal nañu am autorisation yi pour mun a dem jéggi dëkk ak dëkk wante nag li ñu gis nii mbas mi di lawe ak nii xale yi ko ne nekk ci mbedd bi ak ay jafe-jafe tey xale yi mucc ñu ci feebar bi lu ëpp juróom fukki xale am nañ feebar bi tey ci Sénégal am na ay bébé am na ay xale ndongo daara am na xale yu nekk ci mbedd bi am na xale yu dëkk bitim réew alhamdulilah ñëpp ñu ngi leen di faj am nañu wér mais day wane rek mbas mi bàyyiwul kenn te xale rawat na ñu nekk ci mbedd bi ñi ñu aarul mun nañ gën a lawaale mun nañ gën a tasaare et liñ ci constaté tam tey jii mu ci Dakar ak feneen ñi ngi gis xale ci mbedd bi loolu dafa war a dakk war nañ def kéem kàttan génn xale yépp ci mbedd bi ngir aar leen ci mbas mi ndaxte bu dul lool mun nañ gën a am jàngoro bi mun nañ gën a wasaare surtout jamono ji nga xam ne cas communautaire yi mi ngi gën a law leneen li gis tam mooy ci ay béréb yu bëri ñu ngi fexe jël xale yi téye leen ci ay béréb maanaam jéem leen confiner mais confinement boobu tam li ci ëpp mënul dëppoo ak li nga xam ne waa wér-gi-yaram ak li kaaraange xale yi laaj loolu tam day indiwaat rek ay gàllankoor mun na tam tas li nga xam ne nii moo di wàllu mbas mi ginnaaw bi ñuy weesoo jafe-jafe nga xam ne nii dafa jëm ci seen dund ak ci seen toppatoo et loolu nag ñi koy def ñu ngi leen di ñaan kéem kattan bu ñu mu respecté li nga xam ne nii mooy mesures yi ci war xale yooyu nañ fexe ñu delloo leen seen kër loolu le président de la république joxoñ sant ministère de la famille ak jëwriñ yooyu yore santé intérieur ak justice ñu def taxawaay bu am solo taxaw tem pour développer programme boo xam ne nii xale yépp dinañ leen aar ci mbas mi rawat na ñu nekk ci mbedd bi ñu nekk ci ay conditions de santé ak sécurité yoo xam ne nii yu doy waar la loolu moo tax ci turu soxna Ndeye Saly Diop Dieng bi yore wàllu njaboot gi ak xale yi ci turu ministre Aly Ngouille Ndiaye bi yore kaaraange biir réew mi ak turu Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xam ne moo yore wàllu wér-gi-yaram ci turu Maître Malick Sall bi yore wàllu justice wàllu yoon maa ngi fësal tey ci kanam Sénégal yépp dispositif spécial de protection sociale des enfants en situation difficile muy digal boo xam ne président moo ko santaane pour ñu gën a takku gën a baral suñu tànk taxaw kéem kattan pour que li ñu ci doon def pour 0 enfant dans la rue ba ëgsi fii ñu gën ko baral gën ko taxawal ba nga xam ne nii dinañ aar xale yépp ba mbas mi du leen dal te bu jógee mbas mi tam buñ ci génnee jàmm tam ñu ko ne di leen aar ci biir loolu may am mbégte fësal leen ñeenti dogal yi njëkk yi ñu jël pour fësal loolu président de la république santaane ci conseil des ministres bi àllar balee passé ñeenti dogal yooyu bi ci njëkk mooy xale yi nekk ci mbedd bi yépp ñu génn leen tegu néggandiku ci barab yu wóor et ni mu gën a gaawe pour aar leen ci mbas mi toppatee leen ni mu waree ñaareel bu dogal bi ñu wallu xale yi nga xam ne ni tey conditions yi ñu nekk amul wér gi yaram ak seen kaaraange tam mun ne fa gàllankoor ci loolu tam ñetteel bu dogal mooy xale yooyu ñu jële yépp ci mbedd bi
ñu def kéem kattan delloo leen ci seen waajur yi ni mu gën a gaawee. ñeenteelu dogal bi ci biir xale yooyu bépp xale wax bitim réew la jóge itam ñu fexe jël leen toppatoo leen lëkkaloo ak seeni ambassade pour delloo leen seeni réew. et loolu nag ñu ngi sant autorités administratives yi gouverneurs yi ak préfet yi ñu doxal ko ni mu gën a gaawee. et ci loolu nag pour dëppoo ak li nga xam ne nii mooy tëralin yi ci wàllu xeex mbas mi dinañ def protocole boo xam ne nii fi xale yi fa ñuy jógee ak béréb ya ñuy dem gouverneur dinañ lëkkaloo pour yombal li nga xam ne nii mooy seen déplacement. leneen li ci topp itam gouvernement bi mi ngi fësal taxawaayam pour aar xale yépp bu du am xàjj du am seet. et ci loolu ñu ngi fàttali di ñaax li nga xam ne nii mooy kilifa yore gox yi ak gox-goxaan yi kilifa diine yi kilifa aada yi waa société civile bàjjenu gox yi acteurs communautaires yëpp mouvement associatif ñu taxaw temm jàppale gouvernement bi pour que dispositif bii président santaane ñu taxaw ci temm ñëpp jàpp ci pour génne xale yëpp ci mbedd mi ndax ñu aar lañ ci mbas mi jërë ngeen jëf wasalaam. jërëjëf tey ñu am rek ñaari point bu ñu ko mënee wax loolu ministère de la santé ci lim ñu indil tey 1027 tests yoo xam ne def nañ ko waaye li ci génn ci nit yoo xamante ne ñoo am feebar bi néew na bu ñu ko comparé ak démb gisit moo xamante ne loo xam ni lu neex la muy nombre de guérison yi 69 personnes yu ko am ci wet ga nag ñu am ministère de la femme et de l'enfance ñëw nag moom ci li nga xamante ne rek moo di programme bi ñu teg muy dispositif de protection boo xamante ne rek dañ koo indi lépp ngir aar ndaw yi ci jamono ji nga xamante ne moom la ñu nekk ñu retenir ci également 2015 xale yoo xamante ne delloo nañ leen seeni waajur moo xam ci Sénégal la wala ca biti réew Pape Fara Ñing. jërëjëf Aram ni nga ko waxee noonu la test yi tey yeggaat na lii di 1000 kon nag ni ki démb ñëpp tiitoon nañ ba ne téeméer ak ñeenti cas tey juróom fukk ak juróom-ñeent naam bëri na mais da ngay xool positivité bi 5,74% la kon jamono ji daal mën nañu wax ne cas contact yi suñ leen jëlee rek di leen suivre xam leen teg leen ciy bërëb te du ñëpp ñoo xam ne nag la feebar bi daanal tëral leen mais doomu jàngoro ji day nekk ci ñoom ndax gis nga précision de taille bi nga xam ne docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye wax na ko ci nee na prise en charge extra hospitalière yi tàmbali nañ ko loolu nag doo jege juróom fukki at maanaam boo ko jegee rek boo ëppalee juróom fukki at yow da ngay dem ci structure sanitaire yi doo am tamit benn jàngoro boo xam ne dafa nekk ci sa yaram loolu tamit dañ koy saytu wàllu deret ak yooyu yëpp ay asthme ak ay diabète ak ay insuffisance rénale ak yooyu yëpp yaakaar naa ne wax na pathologie yi nga xam ne boo ko amee rek munoo dem ci centre yooyu ñoom ñoo lay jël di la suivre kon ni nga xam ne noonu nga ko déggee juróom fukk ak benn yi ñoom ay cas contact lañ maanaam ñooñu xam nañu kan moo leen ko wàll jël nañ leen daal leen teg fi nga xam ne moom moo nekk ci ay bërëb ngir daal leen saytu juróom-ñetti cas communautaire kon cas communautaire yi jamono ji dafay nekk loo xam ne lu doy waar la jamono ji dafa nekk loo xam ne lu doy waar la loo xam ne gis nañ ko kon nag fii ci Ndakaaru moom moo nekk bërëb yi nga xam ne moom moo ëpp bu baax a baax li nga xam ne moom moo nekk jàngoro ji ndax Pikine Parcelles Nianes Grand Yoff Mariste Rufisque Yëmbal Touba daal di ñëw am benn kon épicentre bi diggante Dakar la ak Touba la war nañoo xool bu baax a baax nombre guérison yi wax nga ko yokk na bu baax a baax niki fan yi bii tamit record la 69 maanaam juróom-benn fukk ak juróom-ñeent cas grave yi ñu ngi wëy ba léegi daanaka léegi ñu egg junni ak juróomi téeméer ci ay cas positif ba mbas mi duggee ba léegi juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci nit ñuy wér léegi tamit ñu yegg ci junni ñoo xam ne ñoo nekk ci kër docteur yi ndax juróom-ñeent téeméer ak fukk ak juróom-benn kii waa ministère nag bi yor wàllu njaboot gi ak gone yi ñëw nañu wax nañu ne nañ toll ak ñaari junni ak fukk ak juróom ciy gone yu am ñeenti at jàpp fukki at ak juróom-ñaar génn nañ leen jël leen yóbbu leen ci seen i mbokk maanaam ñaari téeméer ak juróom ñoom ci sous-région bi lañ dëkk maanaam ay Guinée ak ay Mali ak yenn dëkk yi ñu dendal lu toll ak junni ak ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ñoom yóbbu nañ leen seen i njaboot lu ci mel ni Diourbel Fatick ñoom Kolda Thiès affaire yooyu yóbbu nañ leen fa naka noonu lu toll ak juróom fukk ci ay gone wala lu ko ëpp ñoom am nañ jàngoro ji kon nag ba léegi xale yi ñu ngay wëy di yelwaan ci mbedd mi am na ñoo xam ne dañuy def pseudo confinement maanaam confiner seen bopp te condition yëpp amul kon moo tax ñu jël ay mesures yu bëree bëri arab jërëjëf Pape Fara ñi dina gën a ñëwaat gën ko yaatal ci xibaaru benn waxtu wi ak
rédaction bi ñu ñëw ci suñu ganu tey maa leen ko doon wax ci ndorteel gi mu di Moubarak Lo nekk directeur général bu bureau de prospective économique bu Sénégal monsieur Lo dalal jàmm ci plateau. maa ngi lay fay. jërëjëf ñoo ko déggandoo tey ci li nga xamante ne def nañ ko ci situation fañ ci toll ci xeex bi chiffres yi mu ngi yokk moo xam nag ci test la ci wér la wala ci ñu ko am naka nga ko gisee. waaw yaakaar naa xool yëpp feex nañ tey ndax xam nga mbir yi ni mu doon yokkee fan yi tiitoon nañ lool. mu continuer di yokk ndax soo xoolee dëkk Europe yi. ak Amérique. xam nga Amérique léegi lam fa dal ëpp na 1 million. waxuma junni nit mais 1 million. donc li ñu foogoon mooy suy yokk day yokk di law waaye gis nañ ne vitesse bi wàññeeku na. loolu mooy li ëpp solo benn bi démb ñu ngi amoon téeméer tey ñu am téeméer ak ñeent tey ñu am juróom-ñeent fukk ak ñeent. donc wàññeeku na te foog nañ ne tamit rythme bi mu am nii moom mooy continuer. ci fan yi ñëw incha allah ci ñun en tout cas analyse yi ñu def. foog nañ ne moom mooy continuer. jombul nag mën naa am bis boo xam ne mën na jóg mais lu exceptionnel lay doon. mais ci yenn réew yi dañuy faral di tas évolution feebar bi ci ñetti pàcc phase 1 phase 2 phase 3 ñun fan lañ ci toll. waaw ñun disons que bi feebar bi amee léegi ñun ñeenti phase lañ am mooy tàmbali woon na mois de mars. tuuti mooy surtout bi ñi ñuy jëlee aéroport testé leen après nag ñooñu tàmbali am ay contact mu yéeg tuuti mais début avril Sénégal demoon na ba maîtriser feebar bi parce que presque daanaka bis bi suñ ñëwee di annoncé ay ñett la ñuy wax ay ñeent ñoo daan am ay cas ci bis bi donc loolu moo doon phase bu njëkk bi ñaareelu phase bi mi ngi tàmbali. après loolu. mooy bi nga xamee ne weesu nañ 10 avril cas yi dañu tàmbali di yokk ci phase boobu daanaka mooy xaw a culminer fi ñu toll. fi ñu toll agsi nañ li ñuy wax ci cappaandal ga mooy su doon da ngay yéegu montagne. jàll ba dem nga ba ca kaw. mooy pic bi tey jii ñun sax waxoon nañ ne tey jii incha allah. waaw waxoon nañ ko xaw ma nag ak ñaana ci dugg xam naa ne waaye yàlla def na nañ ko waxee woon noonu la amee. neewoon nañ la 7 bi incha allah gis nañ ne mbir mi dana tàmbali wàññeeku mais nag loolu rek doyul li am solo mooy phase bi ñëw nag mu ëpp solo. waaw mooy 4e phase bi ci ñun mooy fexe ba mbir mi du yéegaat. mooy nañu maintenir tendance bi nga xam ne chaque jour suñuy annoncé li ñuy annoncé day wàññeeku. ñii wér gën a bari parce que tey soo xoolee li wér mu ëpp. ñi feebar lu bees parce que yaakaar naa ñi wér ëpp na ko fukk. am na juróom-benn fukk ak juróom-ñeent alors que juróom fukk juróom-ñeent ñoo kii. donc li am solo mooy ñi feebar moom mënta ñàkk. feebar bi tant que mi ngi am. nit ñi di ci wér bu gaaw du nekk problème te tamit kenn bañ cee faatu te yàlla defal nañu tamit li ci faatu bariwul parce que soo jëlee dëkk yu mel ne Europe téeméer boo jël li ciy faatu dana ëpp fukk. Sénégal téeméer boo jël àggagul benn donc pour l'instant nit ñi na seen xel dal donte fan yi ci gannaaw metti woon na waaye àggagul fenn fi. mais mesures yi ñuy jëloon naam pour fexe mu bañ egg foo xamante ne situation bi day jéggi dayoo donc est-ce que jarul tey ñu xoolaat yenn ci dogal yi ñu jël ngir fexe fii nga wax ne fa la ñu yem ñu bañ koo dépasser. waaw li ma mën a wax mooy mesures yi baax na fi ñu toll nii Sénégal mën naa wax ne mesure yi gën a sori yu mu mën a jël te du solan nit ñi. fi ñu toll ci lañ nekk mooy tëj nañ école yi ñaareel ba. marché yi gis nga ne tëjuñu ko waaye wax nañ leen ubbil fii voilà wàññi nañ bis bi ensuite dañ koy teel a tëj. ay 18 heures ñu tëj ko def nañ couvre-feu. kenn mënatul jógee dëkk di dem beneen dëkk su 8 heures kenn amatul droit génn. yaakaar naa loolu ensuite wax nañ nit ki kuy doxati na nga sol masque. man sax bi may ñëw fii andaale naa sama masque dem naa ba koy takk waaye xëy na ma jàppale la moo tax ma dindi ko waaye normalement même foo man di nekk da nga war a sol sa masque parce que masque yi su ko nit ñi di sol loolu da leen di aar nañuy masque
di ko fu ñu toll bu ko kenn caaxaane waxuma tamit jël masque bi nga takke ko nii loolu moom daanaka defoo dara. waaw soo koy takk ko nga jël fépp donc loolu mooy li nga xam ne moom la docteur yi dicté ñaareel bi ñu wàññi dajaloo bi. suñu wàññee dajaloo bi ensuite téye suñu tànk mooy koo xam ne ca dëgg-dëgg amul li ngay defal du loo xam ne mënta ñàkk toogal sa kër comme ni ñu ko waxee suñ defee loolu incha allah da nga gis ne ci fan yi ñëw lii am ñii tey te muy mbégte gu rëy dana continuer ba buñ demee ba weeru mai wi ñu nekk di jeex. da nga gis ne mbas mi wàññeeku na fi bu baax a baax. mais léegi cas communautaire yi ci schéma boobu nga xam ne léegi présenté nga ko parce que ba tey am nañu 8. alors que démb liñ ci amoon moo gën a néew. waaw xam nga foofu aussi xam nga man ab statisticien la. waaw xam nga statisticien moom dafa dégg lu na tëll rek mun a rajax. cas communautaire mënta ñàkk. xam nga mois de mars bi ministère tàmbalee di saytu mbir mi bi fi feebar bi dugg see dañuy def suñ leen ne kii feebar na suñ ko jëlee ñu daal di xool ñi ñuy wax contact. mooy dañuy xool famille am xool fa muy liggéeyee xool fa mu jot a dem. waaw mais ñooñu loolu yàlla rek moo man képp koo mas a jegeel mu xam ko. donc su fekkoon ne téeméer la xëy na suñu sànnee suñu mbaal. da nga mën a am juróom-ñett fukk wala juróom-ñeent fukk mais da nga am fukk yoo xam ne kooku am feebar bi jege na leen mais xamoo fuñ nekk. fukk yooyu nag ñoom ñooy dox loolay indi cas communautaire fukk yooyu ci saytu yi ñu def ci àdduna bi juróom-ñett yi. duñu yëg dara seen yaram donc ñoom daanaka am romb nañu waa ji xëy na. d'abord fukki yi sax du ñëpp la waa ji wàll. xëy na ci fukki yi xëy na mu wàll ci kenn donc dama koy yokk naa ko def junni. su ko defee su fekkee junni la ñi mu dajal ñëpp xëy na fukk rek la ci wàll. wala juróom-ñett parce que suñ gis nga ci test yi suñ ko defee contact yi 8% lay génn wala 7%. donc juróom-ñaar ñooñu soo leen jëlee nga xam ne gisuñu leen juróom-benn yi. wala juróom yi dara duñ ko yëg seen yaram donte mën nañ ko wàll ñooñu la ñuy tuddee les cas asymptotiques. kenn ki ci ñoom wala kenn kee genn wàll suñ ko mënoon a séddale su jëlee garab rek par exemple garab mu jël vitamine C wala mu jël garabu bopp yi metti wala garabu palu daanaka su demee ci kër docteur day mën a faj boppam. kenn ki rek mooy am problème. kooku nag su amee problème li ñu gis mooy li gën a bari ci ñoom suñ demee ba feebar bi ëpp leen doole ñooy cas communautaire su feeñee rek jàppal ne sonn na. alors tey mooy dafa dem feebar bi dal na ko. waaw nanguwul ko parce que am na ñoo xam ne ñu responsable lañ suñ ko xasee yéeg rek dañuy daal di ñëw. am na ñoo xam ne nag dañuy dem ba mu sonal leen donc cas communautaire mooy kooku te loolu lu am solo la li ma foog nag mooy ñi nga xam ne nag dal na leen ba sonal leen yégewuñu bariwuñ moo tax yenn saa yi ngay dégg ñu ne leen nit faatu na. comme kii ñu wax ne faatu na démb ci Thiès. waaw te kenn xamu ko woon. loolu mooy cas yu mel noonu lay amee ñu ngi ñaan yàlla xareel ko àjjana donc cas communautaire comme ni ko ministère santé waxee lu baax la parce que su feeñee rek mooy ne am na ku ñu rëccoon te ñëw na léegi ba nga parce que su ñëwul woon. très bien ci lay gën a graw alors mais nag ci li ma doon wax ci statistique c'est-à-dire nga ne am naa ñeenti démb tey nga am juróom-ñett man dama naan la suba ñaata ngay am. mais natt bi nan ngeen koy defee loolu te ne am na solo parce que ñu xam naka ngeen di def ba données yooyu noonu ñu mën a xam ne lii temps la évaluer nañ affaire bi fii la jëm. d'ici tel jour nii la ñuy am loolu naka ngeen koy defee ci fan ngeen di basé wu pour def calcul bi. waaw loolu moom xam nga statistique ab science la. xam nga par exemple man su may def sondage. waaw te yaakaar naa am na lu ma ci xam. Sénégal 16 millions de personnes lañ. xëy na 16 millions yëpp du voté waaye 8 millions yi mën nañoo voté 8 millions yi mais 8 millions yooyu man su ma jëlee sama équipe bu enquêteur dem ci terrain bi. waaw su ma laajee junni rek mën naa la wax
élection bi nan lay demee. échantillon ne tànn échantillon donc li am solo mooy loolu mooy liggéey bi ngay liggéey daf ko ci rigueur bu baax ci économie wala statistique dafa am lu ñuy wax modèle ay modélisation mooy da ngay jël li nga xam ne am na ci xibaar mois de mars ba tey xam nga bis bu ne ñu annoncé le cas. bis bu ne ñu ne la testé nañ ñii lii moo ci génn bis bu ne la ñu ne la lii moo faatu lii moo wér loolu yëpp ngay jël am na ay techniques yooyu def dugal ko ci biir machine bi moo lay wax comme démb nii la meloon. d'accord suba incha allah nii lay mel yàlla rek moo xam ndax soo demee ba suba jot nag. dana am information bu bees bu ñëw boo xam ne bi ngay def sa liggéey xamoo ko woon xam nga ci li ma la doon wax léegi am na ci bérébu réew mi yoo xam ne mesures yi ma la wax ni xëy na niñ ko war a appliquer defuñu ko totalement. oui parce que yenn saa yi nga dégg ñu ne wax nañ bu kenn julli jàkka waaye ñoom ñu ngi continuer di julli wala ñu ne la. couvre-feu bi 20 heures la mais ñi ngi continuer mesures yooyu su amee liggéey bi nga defoon dootoo am maîtrise bi ndax dafa indi paramètres yoo xam ne yow dugaloo ko sa modèle ndax sa modèle da nga jàpp ne couvre-feu am na tëj nañ école yi marché yi wàññeeku na nit ñi mënatuñoo dem. waaw mais su fekkee ne am na ñu mën a génn dem jël oto wala ñu jël ay jakarta dugg ci àll bi. dem yeneen dëkk yi feebar xam nga loolu mënoo ko dugal ci modèle. loolu mooy yàq sa liggéey mais su fekkee liggéey bi jaar na yoon incha allah nii ma ko waxee nii noonu lay amee mooy ne mbir mi dana continuer di wàññeeku moo tax dama ci profiter ñaan sénégalais yi ñu xam ne li leen gouvernement bi wax pour ñoom la. geste barrière ya mooy kuñ ne toogal sa kër soo amul lu farata lu la war a mën a yëkkati. nañuy sol masque kuñ ne couvre-feu 20 heures respecté ko kuñ ne bul violer bañ a dem dëkk ak dëkk te amoo autorisation nga bañ ko violer yaakaar naa suñ ko defee incha allah danañ am ndam ci mbir mi te ñëpp danañ gaaw wér ñu delluwaat ci liggéey bi incha allah. alors ci xibaar yu ñu jot suñu correspondant bi nekk Diourbel ñu ngi xamal ne ci département bi am na benn xale bu am ñetti at boo xamante ni gis nañ doomu jàngoro bi ci moom te papaam moo ko wàll nekk agent de santé damay ñëw ci li nga xamante ne mooy taux de décès bi ñu am. naam bu dee buñ ko méngaleeg yeneen réew yi néew na. mais est-ce que day wane ne ñun Sénégal puisque comme ci ñetti fan yi su ma juumul bés bu ñu xëyee dinañ dégg am na ku ñàkk bakkanam dañoo toll foo xamante ne feebar bi fii la gën a taree fii la gën a mënee def ay dégâts ci nit yi. déedéet foofu aussi danaa la fi wax leen c'est-à-dire su fekkee cas contact yi ñu amoon de mois de mars. biñ koy gérer xam nga. bitim réew lañ jógee suñ leen saytoo gis nañ am nañ mbir mi donte ñu ngi doon seen kër ñu gaaw dem xooli ñi ñu dendal. c'est-à-dire ci ni comme professeurs yi waxee médecine yi soo gaawee jël nit ki. yàlla dala ciy suturaal. parce que feebar bi soo ko bàyyee ba mu law ba nga xam ne tasaaroo na sa biir yaram. kooku médecin bi keroog professeur Seydi wax na ko. ku xas a dugg réanimation même soo demee Europe soo jëlee ñetti nit yu dugg réanimation ci Europe kenn ki day faatu. su dee fu mel ne France parce que statistique bi am na su dee Sénégal ñi nekk réanimation en général ñooy am loolu donc décès yi nga gis aussi yu bari yoo xam ne nekkuñu woon. ay décès officiel seen kër lañ faatoo mooy cas communautaire yooyu nga xam ne feeñu ñu soit dañu ragaloon wane seen bopp wala boog ñoo doon jéem a faj seen bopp te nit ki soo jéemee faj sa bopp rek yaa ngi dugal sa bopp problème donc damay wax képp koo xam ne gis nga lu dalu sa xel dafal liñ la wax wooteel ñu ñëw dafal la test ci dafal la ko nag ci discrétion loolu aussi maa ngi ciy ñaax autorités sanitaires yi pour que ñu def ko ak discrétion suñ koy jël tamit ñu def ko ak discrétion pour que ñu suturaal ko yaakaar naa suñ ko defee soo xooloon dëgg-dëgg ñi faatu jaroon na sax ñu xool ñi faatu fan yi
est-ce que ay cas communautaire lañ ak bañ leen di jël ñaata fan lañ tolloon ci maladie bi. parce que tamit soo joxee médecin bi koo xam ne dem na ba sori yaakaar naa yaa ngi da nga koy jafareel liggéeyam. alors que protocole bi nga xam ne moom la ñuy appliquer Sénégal mooy jox la chloroquine jox la azithromycine ak protection naturelle xëy na bi ñu yàlla may ndax ñun yàgg nañu naan ay garab pour sibiru. ñun ñëpp daanaka pikiru nañ BCG. ak yeneen ak yeneen yaakaar naa yooyu yëpp daf ñuy may doole li ci des nag nga bàyyi ko ci médecin bi ak yàlla aussi jàpp ci suñ ko defoon da nga gis ne taux de décès bi lu tuuti lay doon donc lii nga gis ni ci fan yi bu ci nit ñi tiit lu mën a am la parce que ci li am solo mooy ba maladie bi tàmbalee ba léegi. soo jëlee dëkk Europe yi am na dëkk yoo xam ne téeméeri malade yoo jël. dem na ba fukk ak ñett yi dañu faatu. Sénégal téeméeru malade yoo jël benn bi sax faatoogul kon nag àggaguñ fenn fi te donc les choses mën naa wax ne c'est sous contrôle. maa ngi gërëm ñi nga xam ne ñoom lañ ko dénk ñi ngi def vraiment liggéey bu am solo li ci des nag ci nit ñi la. waaw prévision yi ngeen def ci semaine yi ñuy jëm lan lay wone. mooy ne day wàññeeku incha allah dana wàññeeku ba par exemple soo demee ba fin mai. dana wàññeeku maanaam jeexagul daal. non jeexagul moom mënut a gaawee noonu. mbir mi moom mënut a yomb yaakaar naa fii ba mois de juin ba fin juin même suñu tëjoon nii ñu tëjee ci suñuy calcul. suñu tëjoon nii fii ba fin juin mën nañ yaakaar ne dana dem ba presque jege zéro. danañ dem bis boo xam ne mais fin mai moom teel na pour ñu déclarer parce que xam nga lu tax mu teel ndax fi ñu toll nii ñii ñu wax ne ñoo feebar. neewoon naa la ci gannaaw léegi su fekkoon ne téeméer la contacté am na 10 yu rëcc. 10 yooyu nag xam nga ñu ngi ci àll bi. te ñenn ñi danañ dem ba développer feebar bi ñëwaat nekk ay cas communautaire am na aussi ñoo xam ne ca ñooña am na ñuñ ko wàll donc ab dynamique la boo xam ne. bureau rek moo lay may nga réglé ko. ñu jëm ci réouverture des classes suñ ko mënee wax noonu 2 juin te yaa ngi naan fii ak fin mai du jeex dana wàññeeku waaye du jeex. tey naka la ñuy def it ba risque boobu noonu ñu mën ko jël en compte ci ouverture boobu nga xamante ne ñu ngi ci war a jëm. waaw xam nga ab scientifique moom lu muy wax da koy teg ci science. oui moo tax déggoo moom moo wax mois de juin ndax man du ma wax lu ma xamul. li ma mën a liggéey. mooy fii ak fin mai. mooy xam naa contexte bi nu mu demee wàññi nañ dox bi tëj nañ école yi loolu mën naa ci modéliser. wax la ne mbir mi dana wàññeeku ba fii ak fin mai xëy na bis bu ne ay 30 ngay am maximum en moyenne. dana dem ba ak ci niveau yooyu nga xam ne ay 30 ngay am 35. donc juin jëlagoo leen ko en compte. non juin man mënuma ko jël. bis bu ñu nemee danañ ubbi juin ci laay tàmbali nag donte sax maag samay équipe am na simulation yu ñu ci xaw a def mais li ma mën a wax mooy suñu ubbee nañ jàpp ne mën na indi lu ëpp li ñu am fi ñu toll. donc pare guñu. bon en tout cas loolu mën naa la ci wax benn information def nañ benn enquête boo xam ne dañu ko def ci Dakar xam nga Dakar moo ëpp ay cas. ci région Dakar lañ ko def. dama lay joxe information exclusive beneen bi ñu def ko ci Touba ak Mbacké bi ñu laajee nit ñi kañ ngeen bëgg ñu ubbi ñi gën a bari. dañ nañu bàyyi ba feebar bi jeex. d'accord. ak bu man di doon rek su jeexee tey nañ ubbi tey. su jeexee fii ak ñetti weer nañ ubbi ñetti weer loolu mooy majorité sénégalais yi nga xam ne wala boog ñi ñu enquêté. ñi nekk Dakar wala ñu nekk région Dakar mooy Dakar Pikine Guédiawaye Rufisque wala ñu nekk Touba ak Mbacké mooy nañu bàyyi ba feebar bi jeex ñu gaawantu li ci tegu mooy nañu ubbi classe examen yi. comme nii ñu ko bëgg a defee. li ci tegu mooy nañu ubbi ñëpp li ci tegu moo gën a néew moom nee nañ far tëj école yi xanaa dem bayi te xaar bu déwén. mais nag lii ma wax ni dafa am solo. parce que tàmbali na débat bi tàmbali na am ci dëkk Europe yi. am na dëkk yoo xam ne gouvernement bi par exemple France altine lañ nar a tàmbali ubbi école yi. waaw waaye ñoom it
dañ ko def ba pare mettre en avant maire yi waaye am na ñu tàmbali résister. am na parents d'élèves yoo xam ne aussi ñu ngi naan est-ce que damay yóbbu sama xale wala du ma ko yóbbu. donc débat boobu lu ñu war a def la ci biir Sénégal moo gën ñu di bàyyi ba mu agsi ñu koy mais nañu xam ne pour ñu ubbi dafa am ay conditions aussi pour ñu mën a ubbi pour ñu ubbi école yi il faut xale yëpp am masque. suñ ko mënul garantie jërul ñu ubbi. kooku moom nañ ko wax il faut ñoom ñëpp am masque waxuma masque tamit yoo xam ne du la protéger masque yu baax. même damay ñaan ñu jox leen masque gratuit. kooku gouvernement mën na ko investir mooy mu jënd ay millions de masques wala mu def ko masque sax muy jar 50 francs xam nga Maroc gii ñu dendal soo fa demee masque 50 francs lay jar ñi néew doole du ñu jënd masque sax dañ leen koy fay may donc suñu fexe woon ba ñëpp am masque fexe tamit ba xale yi dandante classe yi aussi suñu tàncaloo classe bu def 60 dana doy waar donc nan lañ koy wàññee aussi donc techniquement ubbi rek wax ko baax na mais maa ngi ñaan ñaari parce que ñun ñëpp ay parents d'élèves lañ ñaar fukki fan ak ñeent yi des pour ubbi en tout cas classe examen yi ñu liggéey ci nan la ñuy ubbee nan la ñuy désinfecter écoles yi nan la ñuy fexe aussi ba écoles yi am ay gel am fu ñuy raxasoo donc il faut ñu jël moyens yu rëy. très bien daf ko ci préparation bi sinon rek ubbi moom te préparé woo daanaka da ngay yàqalaat sa bopp parce que li gënoon sax mooy bàyyi ba affaire bi jeex moo gën ngay ñëwaat di delluwaat au départ te su ñëwaatee day gën a metti donc lii ñu am nii nañ ko téye bu baax a baax fexe mu wàññeeku. merci beaucoup Moubarak Lo ci leeral yi directeur général bu bureau de prospective économique du Sénégal ñu leen di jaajëfal yéen itam ñi ñu doon teewlu ci kanam rédaction dina fi teew benn waxtu lay doon jébbal leen li gën a fës ci xibaar yi ñu jox leen rendez-vous demain incha allah ànd leen ak suñuy programme kenn dal ak jàmm.